alors mbokki internetu Seneweb TV seneweb.com tey ñu ngi toog ak ki nga xamante ne jamono ji ci laay lañ ko gën a xamee mu tudd Aline Diagne tey Seneweb dalal ko ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Absal ñu ngi lay fay di ziar ñi nga xamante ñoo ñuy seetaan di ñaan yàlla mu dara teewul yàlla nañ tàmbali yi fi ci bismillahi rahmaani rahim yeggu ci alhamdulilahi rabil alamin macha allah tey ñu dalal la fii Seneweb ngir ñu waxtaanee benn série boo xamante ne bii jamono ji mën nañ ni série culte la ndax wër na Sénégal wër na àdduna muy Doomi Gaynde ndax mën nga ñëwaat ci casting bi ni mu demee ba choix wu Laye ñu porté ko ci yow. waaw kooku nag xam naa Mass moo doon mi bind réalisé moo doon gën a doon nit koo xamante mën na la ci expliquer waaye alhamdulilah Mass dafa doon nit koo xam ne ñoo dëkk xam naa mu bind yëfam xool en tant que réalisateur def castingam ci wàllu ñi fa nekk mu gis ne parce que ñoo dëkk mu gis ne gis na ma ci rôle boobu mu ñëw toog waxtaan seeg man ba mu ci waxtaaneeg man ne ko y a pas de problème man tam bi ma gisee scénario bi gis naa ci sama bopp parce que man du n'importe quoi wala n'importe comment rek dañuy déedéet boo ñëwee wax ma li nga may doyee yan ban rôle nga may doyee bu ma ci gisee sama bopp nag amul benn problème série bi nag ma gis sama bopp. d'accord ñu gis ni que Laye mi ngi joué rôle lu père de famille boo xamante ni dooleem demeewul noonu waaye itam mu nekk un intellectuel naka nga mën a concilier ñaari paradoxe yooyu. waaw mais du paradoxe c'est-à-dire boo seetloo bon paradoxe la sax mais boo seetloo en fait réalité yu ñuy vivre la am na comme ni ñu ko waxee di nga am ñoo xam ne dañu am seen diplôme yéey seen i këyit maanaam dañ la bëgg wax foofu ne la tellement dañu am ay diplôme mais malheureusement amuñu liggéey xam nga loolu fii boo rôle bi nga xamante ni moom laay incarné dafa am loo xamante ni fii suñu dëkk bi au Sénégal et en Afrique daf fi bëri waaw. léegi yow naka nga gisee personnage boobu. j'adore parce que dafa doon loo xamante ni boo seetloo ba ci cappaandaw ga dina doon loo xamante ni képp koo xamante ni noonu nga meloon boo seetaanee série bi si norme war nga mën a changer xam ne borom kër dafa am loo xam ne moom moo ko war du ne yàcc ne yasal d'accord t'as pas de boulot mais terewul gis nga toujours il faut entreprendre te y a pas de sot métier boo defee loolu sa bopp bi rek doo sonn dans la vie mais comme ni mu ko jàppee nii pour l'instant si fi ñu toll ci série bi bon xam ngeen ni xel ni dafa doon loo xamante ni doy na waar waaw pour l'instant. ci saison bu njëkk bi ñu gis ni bokk na ci li gën a marqué ñi ko doon seetaan mooy jour bi nga xamante ni Laye dafa dem mandi yi ñëwaat naka nga dundee séquence yooyu. waaw doy na waar rek doy na waar parce que man je me mets dans la peau du personnage mu ci borom kër. mu doon loo xam ne dafa doy waar yor sa njaboot yor sa soxna muy fighting woman yor ñaari doom góor ak jigéen nga doon référence la boo seetloo au début doom ji doom yi dañu bëgg seen papa da leen di protéger rawatina ku góor ki parce que moom jàng na affaire demee na tout ça léegi nga doon say idolu doom ñu gis yi am yenn melokaan yoo xam ne xamuñu ko woon ci yow mu bett leen lool parce que boo seetloo image bi ñu gisee seen papa boo xoolee yow ndeysaanam day doy waar. xam nga mu doon image bu ñaaw xam nga ñu bëgg a foofu inciter les parents même bu dul parents sax nit ki toujours booy def seet si yàlla am na yenn comportement yoo xam ne ça laisse à désirer waaw loolu daal moom du loo xam ne lu gën la ci borom kër waaw. ñu gis Doomi Gaynde bi mu ñëwee buum bi nga xamante ne bi moom la def ñu jàpp ni que peut-être dafa am ute ci digganteem ak série yi nga xamante ni moo fi nekk naka nga gisee léegi espace bi nga xam mooy cinématographique Sénégal. non mais je félicite Mass parce que man mën naa toog man sama doom ak samay doom ak sama soxna ñu seetaan série bi j'ai une fille de 1 an et demi les samedis les mardis des estives wala su ma tegee sama portable papa tegal ma Doomi Gaynde tonton Mass ce qui veut dire que ne am na impact ci ñoom ba dem na sax ba xam tur yi pas crèche bu lamaraan a génne mu nekk tata Aïda sama beneen doom bi la même chose ñu ngi koy te xale yi ndaw yi tam ñi ma dëkkal tamit la même chose am naa suma benn jarbaat boo xam ne ñoo bokk kër xam nga yaayam man moo dëkk ci kaw maa dëkk su seen école dañ ko sa tonton bi gis nañ ko ce qui veut dire que am na impact sax ci xale yi mu doon série boo xam ne si ça bokkul ak série yi ngay gis à la télévision bii c'est des réalités yoo xam ne ñu ngi koy dund mooy li ne
boo ba pare personnage yi incarné yoo xamante ni en fait ku ko gis yow day mel ni yow yaa ngi dund film bi mu am ci ay nit ba ci am ñoo xam ne dañuy jooy waaw mais kon mu xam ne ni am na loo xamante ni sérieusement lu baax la quoi te ñii nga xamante ni ñooy bind man nañu roy ci Mass non il faut oser le dire parce que ñun tam dañu am seen ay réalité cinéma d'accord du loo xamante ni par la force da nga war a wax ci li nga mais déedéet mais dañu incarner suñu ay valeurs yoo xamante ni en tant que sénégalais en tant qu'africain ku ñuy gis xam ne ñun moo suñ dund parce que am na Europe wala aux États-Unis ñoo xamante ni ñun ñoom maam yi daan kii yeeg yooyu ay ngeen pardonné ma ay buubu golo la ñu teg alors que c'est pas vrai ñun tam nañuy wane li nga xamante ni mooy suñu environnement suñu dëkkuwaay suñu culture ñu mën ko exporter loolu tamit il faut ñu bàyyi ci xel ak suñu ay valeurs surtout waaw. nga nekk acteur ñu yàgg laa xam ci théâtre naka nga gisee acteuru démb yi nga xamante ni yow ci nga bokk ak ñi nga xamante ne ñooy acteuru tey yi. différence bu mag bu rëy il faut oser le dire ñun dañu def la vieille école dañu jaar ci koñ jaar ci ASC jaar ci troupe théâtrale jaar Sorano soog a dem Grand Théâtre loolu mooy lan sur scène dañ ci yàgg ba pare non seulement yàgg nañ si ñuy diriger ba pare foo xamante ni dégg nañ fa formation dañuy dem léeg-léeg sax suñu am na suñu ay doom wala rakk wala jarbaat yoo xam ne ñoo leen njëkk ci yëf yi fopp mais ñun dañuy nangu wàcce suñu bopp parce que am na lu leen yàlla may te mayuñu ko série yu bëri man boo gisee du ma ko seetaan parce que gisuma ci sama bopp xam nga mooy lan yow lecture ñoom dañuy jàng seen scénario lecture ñëw réciter alors que affaire bi dafa ànd ak la règle des 3 P pensée parole plastique boo bëggee yow ki lay seetaan gëm la bay jooy c'est parce que da nga ko incarné ni mu waree léeg-léeg nga romb si mbedd sax lan dem si yàlla Pagor ba Golbert Diagne ñan la ko yàlla xaare ci àjjana Firdawsi nee na ndaw si jël jën bi rek fëgg ma ko ma xool ko rek xam ne ah kon li rôle bi ma doon joué jàll na boo déggee naa kii ni mu ko jéppee mais kii moo yambar waaye yow gaan yoroo ko waay kon ce qui veut dire que ni yow li nga doon joué yow jàll na par rapport ak public bi c'est parce que nag yow da nga ko dund yow mbuba boobu ñu la jox nga dund ko mën leen ko jox ki nga xamante ni maanaam mënul wax te gis image kese war na xam à travers sa image yow la jeu d'acteur bi mu ñëw foofu diction yi ñëw foofu mu nga mokkal sa scénario mais actuellement du ma ni doo ko gis de mais c'est très rare nga gis ko c'est parce que jaaruñu ci ay formation wala ay ver di nga ko wax nag mu am ñoo xam dañ lay di nga man sama yoon nekku ci c'est-à-dire man li may dundee li nga xam ne mooy sama métier yi nga xamante ni ci lay teral su ma njaboot ak su may wëyju ak samay am di jàmm man dama bëgg ku ko jox cër moo tax film yu bëri doo ma ci gis ba pare bëgg xaalis man soo ma fay lu ko jar doo ma gis. ba justement kon lan ngay wax acteur jeunes yi nga xamante ne léegi dugg nañ ci milieu bi doon ay acteurs. milieu la boo xamante ni comme boo ko jàppee ni sa liggéey jox ko cër gu mu moom da nga dem sa yoon liggéey dafay laaj nga jéem a xarañ mooy lan nga dem gëstu ci dem jàngi boo xamul demal gëstu nga xam boo xamee mën a xamle yëf yi loolu la da ngay dem gëstu ji dem def ay atelier dem tarbiwu ñi nga xamante ni ñoo fa ne dem leen sur scène sur scène mooy théâtre bi dem leen def ay atelier ñu ngi fi ne gàññ góorgóorlu leen dem ci affaire bi du ñëw rek ñu teg la caméra yooyu nga def ay buzz ak yooyu man ni ñoom ñoo ci toll. da nga jàpp ni génération bu ndaw bi dañoo bëgg buzz. ah waaw bu la ci kenn ndax ku ci feeñ ñaar ñett boo tasee ñoom plateau sax dañuy beru ñëw te ñun xamuñu loolu la vieille école ñun dañu jàngal ne li gën a élémentaire coulisse xam nga yooyu yëpp moo tax valeur dafa baax coulisse ñun balaa nga daan dugg dañu naan coulisse fii concentration la ku ci ne da ngeen respecté jox cër sa morom boo doo kenn du ci tux bul ci wax berul concentré wu parce que yaa ngi waaj a dugg te dafa am ay nit ñoo xam dañ lay seetaan si te ki nga xamante ni moom projet bi dafa bëgg yow mu jàll ndax nit ñi mën cee jëriñu mais est-ce que yow yooyu ngay xeeb noonu mais moo doon loo xamante ni moo lay permettre yow soo duggee bu ñu la tegee micro bi doo réer caméra doo réer mais bu fekkee da nga déconcentré wu di jaay ki wala ñu teg la benn ñaar nga defee ni yaa moom ñëpp boo ñëwee non
artiste dafay ànd ak humilité. kon daal jeune génération wàcceewuñ seen bopp. bon du ñëpp nag xam nga l'exception confirmera toujours la règle mais la majeure partie je peux le dire et il est temps que ñoom tam ñu xam ni ñun artiste dafa doon koo xamante ni amul retraite di nga ci yàgg mais peut-être au fur et à mesure que ñuy dem comme li ma la wax ni peut-être ñun liñ ci yàgg moo tax ça fait plus de 30 ans am nañ ay nit yoo xamante et puis école yi jaar xam nga jaar ci ay daaray Kocc jaar ci ay jotaay askan wi daaray Kocc junior xam nga ba pare wëlbati ko ay mag ñu côtoyé leen ah ñoom Mbaye Babacar Ndiaye Pape Demba Ndiaye ñoom dem si yàlla pa moo xurji góor gi Abou Camara yàlla na yàlla xaar si àjjana firdawsi Babou Faye ah Baye Pël et cetera ñoom tonton Cheikh Tidiane Diop yàlla na yàlla xaar ak ñeneen xam nga Lamine Ndiaye xam nga ñooñu ñëpp ñu def ci ñun ay valeur ak ba pare ñu mënoon li ñuy def ba pare gëm ko te fowewuñu ko kon loolu moo ñu indil lii actuellement nii. sànq yaa ngi ko doon wax ci say biir wax maanaam wàllu retraite gis nañ ni que artistes yi à chaque fois bu ñu demee bay jëm mag rek dañuy am ay difficultés pour dund normalement naka la artiste war a gérer dundam ba nga xamante ne bu demee ba jëm mag du dugg ci yenn jafe-jafe yi ndax gis nañ ne récemment kii di Baye Eli ñu ngi koy defal sax ket pour mu mën a fajoo ak yu ni mel. xam nga actuellement nii am na loo xamante pàcc boo xam ne état bi la. du ma ni lépp dañ koy xaaruñu lépp ci état man sama genre gi xaaruma lépp ci état d'ailleurs état sax xaaruma dara ci ñoom wax ci day leer ni midi freelance damay dóor waar gëm naa sama bopp mais problème bi mooy reconnaissance dafa baax gis nga bu ñu aidé ñi nga xamante ni mooy maison de production yi ñu ngi ciy def ñu ngi ciy góorgóor ñu ngi ciy teg jéego nag mais dafa tuuti pour man maison de production yooyu ñoom tam ñu am ngoor su day nii di produire tey fay artistes yi li nga xamante ni moo ko jar bu boobaa l'artiste vivra de son art am na sax ñuy vivre de leur art mais am na ci la majeure partie vivre ñu seen art tey jii ñi nga tudd ni bàyyi ili may ñaan yàlla mi dara taw yàlla def mu jug ak jàmm ak salaam ci barkeen ak mboolem jullite mu tawal ah moom li mu defal fii waroon na stade bi ñu toll te du moom kese seetlu pour lan man affaire bi dafa metti pour lan. mais est-ce que loolu tamit amul responsabilité personnelle boo xamante ne bii mi ngi ci biir ndax bu fekkee ni yow yaa ngi sa digg ndaw di jouer di toj ni ko xale yi di waxee est-ce que nekkul ni que da nga war a xalaat itam ëllëg. effectivement parce que moment bi nga xam nga gis nga yàlla ay mbiram mi ngi noonu y aura toujours des hauts et des bas moment bi la yàlla wërsëgalee projection ngay def rek maanaam jéem a góorgóorlu ba nga xamante ni say yëfu bopp même bu retraite amul si kii sax au moins boo amul tournage parce que du chaque jour ngay am boo amul nga mën a am loo jàpp ci dara waaye nag n'oublions pas que actuellement dañuy vivre Sénégal société bi nga xamante ni ñun concession la ñu yor ñu maison. La différence mooy que ni da ngay nekk ak sa maam bàjjen tante yumpaañ sama go papa la ko say doom say jarbaat say kii ak yooyu yëpp te gis nga loo am ñun tallu ñu denc banque et puis même bu dul loolu sax yow ay nit dina ñëw en tant que personne tey jii muy man sollicité ma alhamdulilah ñu ngi sant yàlla quoi yow taloo naan da ngay denc banque du question dara nag mais dafa fekk ni ñun ñu yaree la. dimbalante fii lañ ko fekk social living bi xam nga loolu moo tax te tey jii ma jox la benn anecdote man nit dina ñëw fa ma dëkk boo ko fa fekkee nag dama la koy jox bu ma amul ma solliciter soxna si ñu jox la bu ma amul est-ce que xam nga ni maas bi ñoo dëkk dama koy wane ko mais booy am naa fi li yëg li grand maa ngi kër ga wala grand amoo pour te dire que ni c'est une personne boo xam ne social living bi ma lay wax mi ngi feeñ c'est-à-dire moment boobu ngay wax noonu waaw mais bu famille ba yëpp ñëwee est-ce que te fen baaxul ay jullit lañu du ma denc téeméer nga ñëw ne ma may ma 100 francs wala may ma téeméer ma ne yoruma ko bu boobaa fen la te bàkkaar yi gën a kawe ci la bokk munuma loolu ba pare ay lébu lañ ñu wax ko te dee ñun li ñu jàng mooy loolu xam nga teral yooyu itam si la bokk c'est-à-dire munoo denc. sànq yaa ngi wax ni benn part état moo war a dimbale artistes yi mais ndax artistes yi ñoom seen biir ñu ngi dimbalante ndax ñu ngi jéem a def loo xamante ne lu ci mel ni mutuelle wala lu ni mel pour mën a jàppalante ñoom seen biir. waaw mutuelle de santé bi ñu ngi koy lancé nañ ko
am na ay groupuscule yoo xamante ni par-ci par-là ñu ngi kii mais cohésion bi ci war ba léegi amagul. waaw dafa mel ni artistes yi pour ñu juboo seen biir problème la. non est-ce que dañu dëngoo wala est-ce que ñàkk juboo la wala est-ce que déedéet je ne crois pas man problème bi mooy ku nekk da nga ciy santi sa bopp rek man je me dis que ni moo tax man samay kii du ma ŋaañee kenn xëj na nit ki am na li tax mais nag am na ay yoo xamante ni teg nañ ko ay structures yoo xam ne teg nañ ko parce que ñu ngi man ay groupe WhatsApp damay jég sax ñu ajouté nañ sa numéro lan la acteurs yee ngi nii ah ñii ñaan la retrouvailles ñii ñaan la groupe daaray Kocc ñii ñaan la kii ce qui veut dire que ni ñoom am nañu xel boobu pour retrouver mutuelle de santé bi ngay wax ak yooyu ak kuréel yoo xamante ni ñoom mais c'est-à-dire dafa fekk ni toujours dafa am ñoo xamante ni bloc boo xamante ni bu ñëwee bloc bii ne peut-être gisuma ci sama bopp ñu leen ni mais il est temps que ñu boole 19000 bloc yi nekk fii yëpp ñu doon benn xàccendoo dóorandoo taxaw gis nga boo ñu nekkee benn say muy état keneen ku ñëwee ku ñëw xam ki ngay waxal. ñooñu tam am ngor su day nii dañ leen fa teg mais teguñu leen fa pour seen bopp ñoom ñu wàcce ko si ñëpp ba si à la base kii gën a tuuti kii soog a dugg en ce moment là lu ñu yootu dinañ ko mën a jot mais tant que discorde bi ngi am dara duñ ko jot wala boo dee jot tam ay miet lay doon. laaj bi nga xamante ne bii moom laay tëjee le 13. alhamdulilah. Ça me permettra sax bu ma doon tëj laa ko doon kii di rendre hommage Pape Demba Ndiaye suma grand frère bu baax koo xamante ni xam na le 13 du man maa ko waroon joué le 13 Pape Demba dafa voyagé woon ñoom ñu commencé di répéter daaray Kocc d'ailleurs sax loolu moo tax ma dugg daaray Kocc ba mu jógee voyage ñëw dafa ni attention am na koo xamante ni man moom laa dencal le 13 bi te xam naa kan la. bon y a eu xam nga frustration j'ai compris affaire mais bi ma expliqué daf ma gën a jox courage lu ma waroon def benn ma def ko juróom-ñett le 13 boobu jotaay askan bi maa ngi fay liggéey suma rakk suma jarbaat fili laa doon woo muy interpréter rôle ku de passage du ko nuyu di sant waa jotaay askan gi yëpp di ko woo di travailler ak moom ak suma benn rakk bu ñu naan Moussa Diouf di ko gërëm di ko sant moom. mais mu jaral ma personnage boobu li ma ci liggéey je ne crois pas que mës naa ko liggéeyu guma ko bokk ci personnage parce que double défi laa doon relever mooy confiance bi grand bi am ci man benn ñaareel bi ñi nga xamante ni dañ doon dingat grand bi ba pare mu jaral ma tamit scénario bi ma lire ko ça fait l'occasion un scénario da nga koy lire à plusieurs reprises comprendre ko ba pare soogu mën a yow ñëwaat si yow si li nga xamante ni moom lañ la jox booba gi ñu la jox pour nga interpréter ko bu laajee wuti ci mbedd mi nga wut ko bu laajee waxtaan boo gisee série boo xamante ni am na lu nuru ak sa personnage seetaanal da ngay gëstu artiste yi gëstu doo toog ni yaat ci na sa lire sa scénario rek ñu ne jure nga dem kii non le 13 dama ci bavé pour que au moins mu mën a am réussite moo tax bi mu paree dañ na grand bi ko gongo félicitations. effectivement gis nañ réussite bi nga xamante ne bii moom la le 13 am man nag bi ma koy seetaan xale laa woon waaye marqué na ma lan ngay tëjee. sant yàlla santaat yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sumay waajur sant suma soxna sant maas mi tey ji nga xam ne lépp moom la sant Pape Demba Ndiaye ak Mbaye Babacar Ndiaye mi ma dugal ci wàllu théâtre di rakku Prince sant njaboot gi yëpp alhamdulillahi rabbil alamin di leen sant yéen di ñaan yàlla mi dara teewul seen kër gi yàlla na jëw ca kaw ca kanam ba yéen tam ngeen am seen yëfu bopp ma gën a kontaan nag dama fekk sama jarbaat faaleen bi loolu rek tam mu nekk ci Ablaye Fall faaleen yéeg ndóoyen mbengeen yi ak ñangeen yéeg gaayeen yéeg yooyu xam nga rek waaw moom mu doon nag yaayam di suma grande sœur vraiment sant yàlla bu baax a baax a baax yal na yàlla gën a barkeel yëngu yi rek fayal ñu leen gën ci maas tam di ko sant di ko gërëm kontaan naa lool ci moom nañ ko ñaanal nag parce qu'il a investi beaucoup d'argent ba pare artistes yi meru nuant bi mu leen joxee seen xaalis mooy comme Pape Demba laa koy xoolee rek wallahi lazim il te met dans de bonnes conditions parce que bu la ci kenn pour avoir un bon film il faut avoir un bon scénario une bonne équipe technique de bons acteurs yooyu boo ko publicité mu jox la un très bon film affaire bu loolu la yéen tam yàlla na yàlla fay ko ci pay merci.